mbokk yi asalaamaaleykum waxtu xibaar yi ci kàllaamay wolof jot na li ñu fi war a waxtaane bokk na ci Ousmane Sonko mi rek amal ak janoo ak taskatu xibaar yi nag démb liñ ci waxtaane bokk na ci présence milice privé yi ci tournée économique bu chef de l'État leader u Pastef bi nga xam ni moo jiite les patriotes ne dina rek amal benn tournée nationale looloo tax mu daal di woo ay ñoñom ñu def lu nu mel saa suñu ko mënee rek ci biir xibaar yi itam danañu waxtaane yokkuteeg ndawal gi secrétaire général bu ministère bi ñu dénk wàllu élevage ak production animale invité éleveurs yi ñu lancé wu ci rek culture fourragère bi mu di ab rek méthode boo xam ne dina leen permettre ñu mën a rek jàmmaarloo ak yokkuteeg njëgu ndawal gi dinañu waxtaane ci biir xibaar yi aslëf ci biti réew tàbbi ci tàggat yaram bokk na ci li ci gën a fees Ligue 1 ak Ligue 2 bu Sénégal ñaar fukk ak benneelu bëccëg bi dinañu ko rek amal ci week-end bi bu du noppee dinañ ci toftal yeneen xibaaru tàggat yaram laata rek ñuy jeexal xibaar yi ci rek waxtu wile ci Zik FM 89.7 Cheikh Anta Gaye moo nekk ci machine bi Soxna Fall ci kaddu gi. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ni ma ko waxee ci ponk yi leader bu Pastef les patriotes daal di rek wax ci li nga xam ne mooy nemmeeku nanu ko mooy teewaayu gros bras yi ci sécurité bu chef de l'État Ousmane Sonko daal di rek duutu baraamu tuuma njiitu réew mi ne dafa rek incarné lu nu mel daal di koy traité de terroriste mu invité ñi nga xam ne ñooy ay ñooñam ñu adopté la loi du talion boo ko déggee mooy bëñ ak bëñ bët ak bët maanaam loo ma def rek ma delloo la ko wax na ni dina amal benn tournée nationale ci samedi bi la koy door ngir rek moom itam wàcc gën a saafonteeg ñi nga xam ne ñooy askan wi xool seeni jafe-jafe waaye itam fexe ba rek jëmmal boppam ci li nga xam ne mooy xëccoo bi mu nam ma def ci kanamu rek ki jiite ci jamono ji mooy le chef de l'État président Macky Sall. ba tey ci moom la ñuy desandi moom Ousmane Sonko di leaderu Pastef les patriotes bu nu sukkandikoo ci ay xibaaram ba tey bi muy janoo ak taskatu xibaar yi Fouta mu ni kenn moomu ko li koy jëmmal mooy élection yi la ñu génn sax am na fa ak jéego gu am solo goo xam ni def na ko fa mu jàpp ni dañoo war a dimbali mouvement Fouta Tampi jàpp na ni Sénégal ci boppam moo tampi ci jamono ji bu fekkee ne rek fàttulaay bi ci li nga xam ne mën na ko tënk ci li jëm ci Ousmane Sonko bi muy janoo ak taskatu xibaar yi ñu teewlu ko. laata rek mu daal di tàmbale tournée bi nga xam ne mi ngi ko tuddee nemmeeku tour ngir ñaari at Ousmane Sonko daal di amal beneen génn jàkkaarloog Sénégalais yi ngir woo leen ngir ñu amal ab combat boo xam ne dañ fiy jëlee président Macky Sall leader bu Pastef nag ratewul benn yoon njiitub réew mu Sénégal te it muy wax ne moom mi ngi ko jàppee ni ki ab terroriste tamit laata muy wax ne mi ngi métti lu bu baax agression bi nga xamante ne cortège bu Bougane Gueye Dany am na ko te it muy duut baaraam Macky Sall ne dafa recruter ay nervi ngir rek ñu daal di ñi nga xam ne ñooy askan wi li ni mel sax da ko expliqué niki ab malaise ci biir force de défense et de sécurité ba tax sax muy wax ñooñeele ne ñoom bu ñu daal di song benn yoon askan wi waaye nañu nekk seeni wet leader bu Pastef nag di woo communauté internationale ci situation bi am ci Sénégal laata muy wax ne moom leer ne ko ne njiitub réewum Sénégal di Macky Sall narul jóge ci réew mi te it dina indil bor bu bari Sénégal ngir politique Sonko nag laata muy pare rek di woo ab rassemblement bu mag le 23 juin te it mu gën a insister ci ndaw ñi ne nañu organiser wu fayu ci bépp attaque boo xam ne dund nañ ko mu jógee ci nervi yi nga xam ne moom jàpp na ne Macky Sall moo leen recruter. Fatoulaye Mbaye Diop doon ñu tënkal li nga xam ne Ousmane Sonko bokk na ci li mu waxtaanee bi muy janoo ak taskatu xibaar yi bari na ci ponk yoo xam ne laal na ko rek jëm ci dundinu askan yu waay itam ni mu gisee nii rek noonee la ñuy jiite daal di taxawee ak ci kanamu seenug askana. élection locale yi xëy na mu jubal si janvier 2022 la ñu ne danañu ko amal ba tax na ñu gis ñu bari di wàcc ci géewum politique bi ay consultation électorale lu ko jiitu fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées daal di yëkkati ñoom itam seeni kàddu seen janoo ak taskatu xibaar yi fédération bi attire attention ci li ñu jàpp ni manquement la ci rek code électoral bi ñu gis ni élection de personnes handicapées dañ leen a nasaxal joxuñu leen cër ci li nga xam ne moo waroon doon seenug taxawaay ci mbir yi
ngir ñu gën a dugal seen loxo ci participation politique bi. Fatimata Diop. ginnaaw jafe-jafe yi ñu amoon ci législative yi ak présidentielle yi ci wàllu rek jotees lieu de vote yi ñi nga xamante ne dañoo amee way laago fédération bi ëmb association yi ak yu ñu mel ñoom nag lu ñu bëgg ci local yi moom moo di rek lu leer ndax nag ñàkkum vote candidat ci élection yi nag nekk na poñ bu am jafe-jafe ak parti politique yi. ginnaaw bu handicapé bi amee qualité nekk électeur dafa war a am aussi qualité nekk éligible maanaam mën a nekk candidat foofu nag la ñu am werante ci biir comité technique bi ndax ñi fa teewaloon parti politique yi loolu dañ ci def réserve ñun mënuñu nekk 3 millions de personnes ci réew yi ba pare di toog aussi ay parti politique di ñu këll-këllee. bu ñu sukkandikoo ci njiit li Yatma Fall teg nañ juróom-ñeenti revendication juróom-ñaari mat na. am na juróom-ñaari disposition yu bees yoo xam ne code électoral bu bii di ñëw dina wax ci wàllu handicapé. seen janook taskatu xibaar yi fédération bi nag fas yéene na wër Sénégal lépp ngir ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di way laagu yi ci seen ak yelleef gi ñuy wëyal di réclamer saa su ne. Fatimata Diop kon ñu bëgg ñu jox leen seen yelleef ak seen ak ci li nga xamante ni si mooy ñu jiite réew mi ne am nañu rek capacité ak compétence bi ngir mën a amal lu ni mel la ci local yi acteurs politiques yi ne am nañu délai 1 mois ngir rek évaluer achever wala maanaam jeexal évaluation processus électoral bi lu ko mooy rek danañu dàq élection locale yooyee nga xam ne bari na micco ak mbaalo coow judd ci lool ku ci ne di bay ci sa wàll ak di wax li nga xam ne xëy na noonu nga ko gisee bu ñu sukkandikoo ci Moundiaye Cissé directeur exécutif bu ONG 3D acteurs politiques yi dañoo war a engagé wu ci course bi ngir rek fexe ba nekk ci délai bi ñu leen jox ngir ñu mën a amal li nga xam ni mooy élection locale yi Ndeye Khady Thiam Tall la si kaag waxtaan. processus électoral ba ma ngay wéy di am waaye la des ca temps ngir ñu daal di ko mën a ndar képp moo daal di tuuti loolu ndaxte war nañu ko pare fii ak 23 ci weeru juillet loolu ngir nag daal di des ci app yi nga xamante ni moom la CEDEAO joxe maanaam juróom-benni weer bu ñu sukkandiko ci ONG 3D njiit la di Moundiaye Cissé moom jàpp ne ñetti défi moo leen di xaar bokk na ci dugal lépp loo xamante ni point d'égo la ci biir code électoral bi yóbbu ko ci assemblée nationale ngir ñu adopté ko waaye itam fexe ba sénégalais bu ci nekk daal di mën a voté muy nag kon liggéey boo xamante ni faaw administratif yi comme politique yi daal di ci dugal seen loxo ndaxte kat bépp yéexte buñ ci nemmeeku mën na am njeexital ci coppite yi te loolu mën na sax daal di tax ba ñu daal di nag dàqaat élection locale yi Moundiaye Cissé di fàttali itam ne audit wu fichier électoral bi ma ngay wéy ci yoonam muy kon ñaari opération yoo xamante ni dañ ko defandoo waaye auditu fichier électoral bi daal dina jënne nag ay ndénkaane yu bëri niki noonu évaluation processus électoral bi ba tax na rek faaw ñu gaaw nag daal di leen gën a càmbar dugal leen ci biir code électoral bi muy liggéey bu rëy boo xamante ni war nañu koo def ci àpp benn weer. Khady Thiam Tall yokkute njëgug ndawal gi ñu daal di koy nemmeeku ci marché bi ba tax na secrétaire général bi ñu nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu élevage ak production animale muy ñaax ñi nga xam ne ay éleveurs la ñu lancé wu ci culture fourragère bi bu nu sukkandikoo ci Mamadou Ousseynou Sakho lu mooy boobee rek defin yàpp wi dana gën a seer njëg gi kon saa su ne mën nay xëy di yokku rawatina ci jamono ji nga xamante ni si ñu ngi rek dëgmal xëy na nawet lu jëm ci rek jeexital wala manque aliment de bétail gi mën na ko rek daal di justifier ñu teewlu ko moom Younous Sall dénk yi le kàddu Mamadou Ousseynou Sakho. mais naka nañu def ba ay entrepreneur xam ni man su ma investir fii génn fi ay nag dina jar bu baax donc loolu lu ñu bëgg di def loolu yëpp outils yi am na xëy na manque d'organisation formation bi ñu dem ci xam-xam ban période laay embauché parce que élevage li ci ëpp ci lekk gi la lekku nag lu ci ëpp ci ñax mi la mais c'est que da nga jël ñax mi nga xam ne déjà yàlla jox na ko à la bonne date nga dakk à la bonne denc ko lépp li nga ko mën a da nga ko def te du la revenir cher te da nga mën a jaay viande bi moins cher booy yi du leen war a form ba nga xam ni marché Sénégal déjà daan assez approvisionnement cheptel bovin Afrique cheptel bovin petit ruminant bu kii mais on représente environ 20% mais c'est le commerce mondial de la viande on est autour de 5% mais kooku il faut qu'on travaille donc c'est pas un problème sénégalais pour cela nag du nekk des éleveurs qui vont vendre leurs animaux au gré de leurs besoins c'est ce que les autres font il faut qu'on y arrive. mi ngi doon wax yooyee kàddu ci bi ni amal benn section de formation ngir téeméeri ndaw ak i jigéen membre association nationale des professionnels de la viande et du bétail formation boo xamee day bëgg rek gën leen jox ay jumtukaay waaye tam gën leen jàngal lu jëm ci wàllu technique ak embouche bovine yi orienté leen bu baax ci lu jëm ci entrepreneuriat daal di créer
ay ferme fourragère ci département yi nga xam ne ña nga cay yëngatu. Mamadou Fall Doudou mooy président association nationale des professionnels de la viande et du bétail Younoussa Baldé la dénk yi le kàddu. tey jii formation bi xale yi ñuy tàggat ba mu ne day créer ay emploi envers les jeunes et les femmes ñu li ñu njëkk xalaat mooy suñuy doom institution yeeg partenaires yëpp d'accord ci Sénégal am pour ñu mën a dimbale xale yi ak jigéen yi ñu liggéey surtout xale yi nga xam ne dañuy dugg ci gaal yi di dem seen yoon secteur bi nekk secteur boo xam ni day tiré croissance tey ñoom dañuy dem di former ji ci 45 départements yi ñu jógee yëpp ay nit objectif bi mooy ñu am 20 fermes à 30 par département bu ñu évaluer programme quinquennal bi waroon am 1000 fermes ferme bu nekk bu amee minimum 5 jours 10 xar mun na régler problème bu bari. 8h jot na ba teg ñeent fukki simili ak benn ñu ubbi beneen xët biti réew lay doon ñu yër fa aslëf. xibaaru bitim réew. Mauritanie lañu koy doore ay milliers de personnes dañoo manifester naka démb ci aljuma ji ngir rek sortie des mosquées gannaaw ba nu jullee aljuma ba noppi ngir rek ñaawlu li nga xam ne mooy dee gi nu gisaan mu bari lool sàcc gi waaye tam viol yi nu nemmeeku ci weer yi li ñu génn ci seen biir dëkk. ci capitale bi ci Nouakchott ñu gis fa ni bari na fa lool ci rek fan yile manifestants yi bëgg rek ñu appliquer li jëm ci charia loi islamique bi ci kanamu auteur de crime yooyee gannaaw ba nu massé ci grande mosquée ba ca centre ville ba ñu daal leen di disperser mu mel ne am na ci ñoo xam ne sax am nañ ci ay gaañu ba sànni leen ay gaz lacrymogène l'ultra conservateur Ibrahim Raisi remporté présidentielle foofee ca Iran plutôt aljuma démb tam la daal di xew ci premier tour am ci lu toll 62% des voix bu nu sukkandikoo ci résultat officiel partiel yi nu publié naka tey jile ci wàllu wu ni mel ci 28,6 millions compte de bulletins yu nu rek génne moom Raisi daal na ci am 17,8 millions de voix loolee bu nu sukkandikoo ci Jamal Orf président wu commission nationale électorale ci ab conférence de presse bu mu doon amal foofee ci Téhéran corps électoral bi ne at mile am nañu ci lu toll 59,3 millions iraniens yu âge ci diggante 18 ans ak lu ko ëpp ñu daal di voté benn juge belge dañ moom la ñu contraindre naka aljuma démb ba tey ci laboratoire pharmaceutique AstraZeneca mu livré ci 27 pays de l'Union européenne 50 millions de doses de vaccin anti-Covid ci 3 étapes filé ak septembre lu ko may rek dinañu ko teg ay daan ci wàllu koppar jugement bi ci principaux extraits yi daal dinañ koy communiquer presse bi ñu daal di jàpp ne moom Union européenne war na recevoir ci diggante 30 à 120 millions de doses yi nga xam ne dañ ko promettre woon ci premier trimestre bi nga xam ne complément de 90 millions moom lañ ko réservé woon fii ak 30 juin sinon rek dana am ay daan comme ni ma ko waxee ci ndar ci njëlbéen gi yu tegu ci seen kaw ñu ubbi beneen xët tàggat yaram lay doon. tàggat yaram dañu koy doore ak championnat national bu Sénégal ñaar fukk ak benneelu bëccëg bi ci la ñu war a sóobu Ligue 2 la ñu koy doore ndax ñoom ñooy tàmbali nag tey jilee GFC mi nga xamante ni si ci jamono ji moo jiitu am 43 points Linguère topp ca am 39 points ñu leen ñi xaaran di ñu sóobu ne ñoom seen benn tànk rek ma nga ca Ligue 1 bu Sénégal bi ci noonee ñu fàttali leen ni GFC moom dina dalal Thiès FC ëllëg lay doon ci stade Ibrahima Boye bu 17h jotee 17h ba tey Linguère ak Sonacos ñoo ciy daje waaye lu ko jiitu tey jile jamono Fatick ak Renaissance Demba Diop ak Port ñii di Uzo Duc lañu war a rek laaleel bu dee Ligue 1 bu Sénégal xëccoo ba tam ma ngay metti duel war a dox ci diggante AS Pikine mu bokk ci ñi jiitu nekk ci 2e place bi ak ñaari tali bi nekk ci 13e place bi kon muy duel des extrêmes ñu jàpp ni tam Tëngéej ca ma jiitu moom itam ñi ngi koy xaarandi ci bëccëg bi mu war a fekki Dakar Sacré-Cœur loolee dimanche la ñuy amal jongante yëpp bu 17h jotee Casa ak Cneps lay doon ñii di Gorée ak Jambar Stade de Mbour ak Jaraaf de Dakar GF ak Mbour Petite Côte Ndiambour bu Louga ak AS Douane kon ñooy daje ci bëccëg bi ci jamono jooju tam ci wàllu national 1 ña nga ca xëccoo ba ne Oslo tam mi ngi xëccu ngir rek mën a yéeg ci li nga xam ne mooy Ligue 2 bi moom tam
ak Wali daan ndax ku ci nekk ci ñoom rek yaa jiite sa poule bu dee rek Wali daan ci poule A bi bu dee Oslo moom mi ngi ci poule B bi kon ñaar fukk ak benneelu bëccëg bi di avant dernière journée bi ci la ñuy toll war ko rek jongante. ñu waxtaanee Coupe COSAFA war a am ci Afrique du Sud du 7 au 18 juillet naka démb nag Joseph Koto mi tàggat sélection locale bi daal dinay fésal benn listu fanweer ak ñeenti joueur jafe-jafe Koto nag moo doon am ay joueurs yu nekk xëy na ci équipe bu élite yi bokk na ci Teungueth FC ak Jaraaf amul benn joueur bu fa jugee ndaxte ca ndoxteel ga xamle woon nañu ne ñoom seeni ay njiit xëy na duñ leen bàyyi danoo nekk ci xëccoo ci jamono ji ci noonee ñu war a amal benn stage boo xam ne du 21 au 25 lay doon ca Toubab Jalaaw lañu koy amalee. ci jamono jooju ñu ngi wéyal ba tey euro bi ñu mën a jàpp ci wàllu programme tey jile Hongrie ak France bu 13h jotee 16h Portugal ak Allemagne kon wax nañu ci daal di laale. basketball coupe du maire dame ci jigéen ñi kon tey jile la ñu amal final bi ci diggante Duc mi yore raay gi ak ASC Ville de Dakar loolee 20h30 la ñu ko daal di jàpp góor ñi seen ko final dañu ko dàq ndaxte ñu bari dañoo dem ci sélection nationale bi war a dem foofee ci Allemagne amal fa match xariso seen diggante ak Allemagne dañoo nekk di waajal si jëm ci Tokyo bi. athlétisme ñu invité leen ca Nigéria gaynde yu Sénégal yi ci góor ak jigéen war a rek soobu naka ëllëg ci dimanche bi ñu war a jongante lu jëm ci équipe relais yi 400 mètres plutôt ak 400 mètres ci wàllu jigéen ñi ak ci wàllu góor ñi yëpp ñu war cee soobu. handball la ñu àddu ak Angola mi nga xam ne moo gàddu ndam li ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations ci kanamu Cameroun mi doon dalal xew bi. ñaar fukk ak juróom ci fukk ak juróom mu di ñetteelu titre am yu toftaloo Tunisie jël ñetteelu place bi Sénégal juróomeelu place bi la daal di mujjee Sénégal sax mooy dalal Coupe d'Afrique des Nations atum 2022 manager bi yoon rek gaynde yu Sénégal yu jigéen yi di Frédéric Boujan boobaak léegi def na juróomi at wax nañu ne jóge na fi nee na day consacré wu ci clubam foofee ca France. addu ci golf démb daal di nañuy jox li nga xam ne mooy seen diplôme premier degré ñaar fukk ak benn moniteur yu ñu formé ngir encadrement des jeunes. rugby la ni addu trophée Barthé Sekenya du 26 juin au 3 juillet Sénégal nekk tam ci wàccaay gi ci ngir daal di fay teew ak U20 yi nga xam ne ñoom bëgg nañoo rek toog ci li nga xam ne mooy poule A bi boo ko déggee mooy ñeent ñi jiitu waaye tam dàqu ñu def seen kem kattan ba fexe ba am une place à la coupe du monde te loolee ngir nga am ko nag da ngay daal di jël li nga xam ne mooy tournoi bi ëppale ay poñ mën a jiitu moo gënoon fees ci tàggat yaram ñu fàttali leen li gënoon fees ci xibaar yi. waxtaane nañ fi Ousmane Sonko mi janoo ak taskatu xibaar yi daal di duut baaxaamu tuuma njiitu réew mi président Macky Sall jàpp ni tournée bi mu doon amal ñu gis ci ay milices privées lu ñu mel. day na saxal kaaraange ñi nga xam ne xëy na ñoom itam dañoo bëgg a wàcc ci rek géew bi ngir feesal seenuk naqar wala jafe-jafe yi nga xam ne askan wi dañu koy dund mu jàpp ni li nga xam ne moom dana amal ab tournée woo ñi nga xam ne ay ñoñam lan ñoom itam ñu def lu nu mel ngir waxtaane jafe-jafe yi askanu Sénégal di dundee waxtaane nañ yokkuteeg ndawal gi ci biir réew mi secrétaire général bu ministère bi nekk ci élevage ak production animale bëgg éleveurs yi lancé wu ci culture fourragère ba na ci noppee dem nañ yër aslëf biti réew jeexle ko ak tàggat yaram jaa ngeen jëf ñu bàyyi leen ak programme Musique FM 89.7